kilifa nag génn réew génn àddina la ñuy wax mu nekk loo xamante ne ni jot nañ ci waxtaan démb waaye tey dafay am solo ñu dellu suwaat si ndax boobu ba léegi kii di Sidi Lamine Niass ñu ngi wax ne leeragul ñu xam fan lañ ko nar a denc Kaolack lay doon wala fii ci Ndakaaru ci cimetière musulman bu Yoff amoon nañu sànq ab levée du corps bu ñu doon amal fële ca morgue hôpital principal bu Dakar waaye mel na ni ci xibaar yi ñu mujjee jot dañu ko dàq ba jeudi prochain incha allah bu ko defee nit yi dinañ gën a am lu leen leer daal di mën a xamit ku ko bëgg a dem ziar wala lu mu mën ci doon fan lañ koy denc ci mujjantal gi daañu ci am lu ñu gën a leer bu fekkee njaboot gi gisee nañu seen biir ba noppi amoon nañu sànq équipe bu fa nekk teew fa dégtal leen li nga xam ne yépp moo fa xew en direct ngeen mën ko suivre du ñàkk di ngeen am ay réaction si yeneen jotaayu xibaar moo xam 19h wala 20h waaye comme ni ñu koy defee saa su nekk rek TMTC dafa am nu mu bindoo mu am ay rubricard am ay chronique yoo xamante saa su nekk dañ ci dellu si tey nag ki nga xamante ne moo di Habi Sow mooy ñëw ci actualité de l'internet ñu koy wax Actubuzz mu tànn li nga xam ni moo ko gën a yitteel ci internet bi te jàpp ni it yitteel na askan bi dañ ci ñëw si kanam tuuti daal di yaatal faxam fàccee dinañ ñëw it ci ka nga xamante ni moo di Pape Ousmane Cissé dans la rubrique actu sociale et politique muy dalal ki nga xamante ni moo di maître Abdoulaye Tine di avocat au barreau de Paris nekk également candidat déclaré à la présidentielle de 2019 ñaari ponk nag yitteel na ko benn bi mooy li nga xamante ne Sidi Lamine Niass bàyyi na ko ci ginnaawam ana lan la ci langue politique bi mën a jàng beneen bi nag di échéance yi nga xam ne ci la ñu jëm muy jongante présidentielle bi nan la ñuy falee njiitu réew mi fan lañ ci toll ci parrainage ci wàccaay ak ci yeneen yi nga xam ne yépp ay ponk la yoo xam ni yitteel na nit yi daañu ko waxtaanee ci kanam tuuti ak Pape Ousmane Cissé ni ki invité am Awa Badji mu ngi fi moom it ñëw ak 14 millions de problèmes moom it di wax ci beneen ponk boo xam ne saa su nekk ñu joxoon ci baaraamu tuuma yëkkati ay mesures ne teg nañ ci mais mel na ni ba léegi askan bi bëri na ci ñoo xam ne neexuñoo contrôler neexuñoo maîtriser mu di dérive sur le net dérive yooyu noonu dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti waxtaane ko ak ki nga xamante moo di Awa Badji maa ngi fi ak ki ñuy wax it Dieynaba Wade bokk ci mouvement dooleel nos maris enseignants ñuy waajal benn rassemblement bu am solo boo xam ne li ko tax a jóg rek mooy soxna yooyu dañoo fas yéene jóg jàppale seen i borom kër di ay jàngalekat ci li nga xam ne ñu ngi koy xeex di ko ñaxtu jëmee ci accord yi nga xamante ne gouvernement diggé na ko te boobu ba léegi mu am lu ci am lënt-lënt loolu tamit dinañ ci delluwaat si kanam beneen ponk tamit di événement bu di ñëw waa ARCOS bu Guédiawaye di ko def ñu ne les artistes sur scène fan lañ ci toll waajtaay gi ak lan lañ fa nar a waxtaanee loolu yëpp dina leer ci kanam tuuti ak njiitu ARCOS bu Guédiawaye di Aïda Ndiaye moom it mu ngi fii ci plateau bi ak ñun Alaaji Sala Bigué Ndiaye di suñu papa suñu kilifa nekk moom it si plateau bi tey nag mu fekk si nañu si ndax ñu bëri démb namoon nañ ko te laajte nañ ko tey mu ngeek ñun fii nii moom it dina ñëw ci wàllu actualité waaye it ni ngeen ko xamee rek ci wàllu njàngat ak ay conseils yoo xam ni saa su nekk rek dinañu jëriñ ñun ñëpp noonu la ñuy def daal di jublu ci li nga xam ni mooy actualité de l'internet ak kii di Habi Sow léegi-léegi. Et nous démarrons par Dakar Matin. Sur cette page, nous pouvons lire Bara Sylla et Amadou Wuri Diallo écopent de 7 à 5 ans de prison ferme. Habib. Effectivement Ndeye Arame Touré ndax affaire bi nga xam ni moo jëmoon ci médicament illicite bu amoon foofee ca Touba Belel nga xam ne rek tribunal grande instance bu Diourbel moo ko doon àtte daal di àtte bi daal dina jeex ni ki démb ci talaata bi ndax ki nga xamante ne moo di Bara Sylla ak Amadou Wuri Diallo dañ leen a condamné lu toll ci 7 ans keneen ki 5 ans de prison dañ xam ni dañ koy tëdd ba mu jeex tàkk waaye tamit dañ leen a amende lu toll ci 200 millions ci loolu tamit tribunal bi daal dinay saisir ñaari oto yi nga xamante ne si moom moo defoon médicament bi buñ ko xayma mu toll ci 1 milliard ci suñuy koppar ci loolu nag ki nga xamee ni ñoo nekk ci waa ministère de la santé ki ci mel ni seen njiit Abdoulaye Diouf Sarr jaaree na fa daal
jéggalu téléspectateurs yi c'était dû à des soucis techniques waaye lépp delluwaat na en place ñu ko doon waxtaanee sànq rek mu soxal ay garab yu bon yoo xam ne ñu ngi ko doon jaay ñaar ñi ci doon def lu nu mel teg nañ leen ay daan 7 ans ak 5 ans de prison ferme la ñu wax abi doon ñu ko doon ko wax sànq ci xibaar boo xam ne mën nañ ko jëlee fële ca Dakar Matin ñuy ñëw rek ci Pape Ousmane Cissé daan bi nga xamante ne teg nañ ko Amadou Wuri Diallo ak kii di Bara Sylla tu penses que c'est assez suffisant pour mu mën a nekk loo xam ni dina dissuader keneen ku bëgg a dugg ci lu ni mel. waaw assez suffisant ou non xëy na peut-être du moo mën a àddu ci côté boobu mais ce qui est sûr mooy que ni li tax ñu daan leen soo ko xoolee en réalité ci activité bi ñu doon def et que c'était illicite te la ñu doon jaay mooy ni à la limite boo ci maanaam boo ci deeyee sax sedd na kon nga jàpp ni crime la te crime xëy na maître dina ci ñoo ci gën a xarañ ci wàllu woowu li ci loi bi tëral ma jàpp ne xëy na dina dissuader certes mais il faudrait que ñu dem en profondeur parce que maître Babou dama ko dégg bu yàggu doon wax ni derrière dafa am benn lobby tuddee kon sax lobby religieux boo xam te ne dañoo am benn puissance laa ko mën a wax te loolu li tax mu may conforter ci position boobu mu wax mooy ni li ko jiitu bu ñu ko doon wax ba Abdoulaye Diouf Sarr doon ci wax dafa waxoon ni dañ dem jusqu'au bout ci xeex bi donc nga déggee ci wax ñoo jusqu'au bout que ni réellement lobby boobu wala lii mën a indi entrave ci xeex boobu noonu existé na. Maintenant li des mooy que ni lii dama jàpp ni moom mooy peut-être garab bu ndaw bu nëbb li nga xam te ni mooy forêt bi il faudrait qu'on aille jusqu'au bout ndax tey Touba la ñu wax mais am na yeneen bërëb yoo xam ne fii Dakar ñoo xam ne ñu ngi jaay lu mel noonu wala ñu ngi ciy yëngatu te baaxul il faudrait que nguur gi jël courage à deux mains xeex lu mel nii teg ñu war a teg daan su ko defee lii lu mel nii dana jeex ci réew mi. Très bien ñuy leeral ñi seetaan rek ne maître Abdoulaye Tine maa ngi ko doon wax sànq si ndoxteelu émission bi mooy invité Pape Ousmane Cissé dans la rubrique actu sociale et politique mais balaa boobu ñuy leeral ni mooy njiitu union sociale libérale nekk it candidat ci élection bi nga xam ni ñu ngi koy waajal mu di présidentielle bu 2019 maître Tine seetaan nga ak ñun léegi actualité bi nga xam ni fësal na ko may dellusiwaat rek ci peine bi nga xam ni rendre nañ ko loolu la ñuy faral di teg wala dafa nekk loo xamante ne ni néew na par rapport ak délit bi nga xam ni def nañ ko. waaw maa ngi leen di jaajëfal ci dalal bi ak ci invitation bi mbirum justice moom xam nga maanaam bu ñu jàppee ni yàlla rek moo mën a àtte nit bu àdduna di dox ba mu war a àtte ay moroomi nitam dafa war a fexe ba nu mu koy defee dëggu nag maanaam juge yi nga xam ne ñoom ñooy rendre justice dañuy waat ne bu ñuy rendre justice yàlla rek lañ ciy xool ak dëggu loolu code pénal bi day am lu mu prévoir
espérons que cette fois c'est la bonne ñu enchaîner rek ak li ñu doon waxtaanee sànq mu soxal médicament yi site yi jaay ci dëkk bi fële ca Touba Belel ba ñu jot ci teg loxo ñaari nit tey nag ñu ngi fi ak maître Abdoulaye Tine bu Union sociale libérale ni ñu ko doon waxee sànq rek mu am nu mu ci doon addu di leeral ci peine bi nga xam ni teg nañ ko ñaari xale yu góor yooyu noonu tey am yaakaar ni xëy na encore une fois dina dissuader ñeneen ñi nga xamante ne yëpp il serait tenté de se lancer dans ce trafic illicite. waaw peine bi luñ ci mën a wax ci gàttal moom mooy comme nu ma ko waxee nañu rafet njort rek ne bu dee juge yi dem nañ ba xool ni ñooñu maanaam jëf yi nga xam ne moom la ñu jël teg ko ci seen ndodd peine boobu la ñu yeyoo dañu rafet njort ne am na fu ñu ko wékk parce que ñoom dañu jàpp ni xam nañ ne justice ñu ngi koy rendre ci turu Sénégal ci turu peuple sénégalais bi et que peut-être subtilité bu ci nekk moom mooy mën nga def njombe bu garaaw daan bi du demee noonu parce que du fayantoo justice. D'accord. Donc am na ay circonstances yu bëri yi nga xam ne mën nañ ko jël en considération ba tax ñu teg leen peine boobu nañu jàpp ni aussi ñooñu dañuy jàpp ni am na présomption d'innocence que am nañ ay voies de recours. D'accord. Que peut-être mën nañ demaat ci beneen tribunal donc gisee ko neneen donc nañ ko jël comme nu mu ñëwee ñu ne daal daan bi la ñu tegagum seen ndodd ñu xool ba ci kanam. en attendant ñu am condamnation définitive. waaw Awa Badji li moom beneen problème la bu ajouté aussi 14 millions de problèmes vente de médicaments illicites. loolu moo jaaxal Aram chaque jour dama naan problème yi kañ lay jeex parce que bu ñu waxee ci yeneen ñëwaat mais justice moom bu rendre verdigam du ñu def rek lu dul yaakaar ni loolu la ba keroog ñoom ñiy demaat recours peut-être di am leneen loo xam ne wuute nag lañ leen daan léegi mais ci cas bi moom yàgg na fee am yàgg nañ dégg ay vente médicaments illicites mais dañuy rafetlu tamit justice bi liggéeyam bi muy def parce que ça prouve que ni mi ngi def liggéey bu baax surtout que ñi nga xam ne mooy association des pharmaciens ñoom li ci lu ñu nekk nii buñ ci jógee parce que ñii li ñuy def nii faat bakkanu doomu aadama la nga jël loo xam ne dafa périmé jël loo xam ne baaxul di ko dem di ko jaayaat ay nit yaakaar naa ne loolu crime mënul weestu loolu mais tamit il faut que sénégalais yi tamit ñuy vigilant am yenn yoo xam ne ñoo ko war a bañal seen bopp gis nga ñii bu amul woon ñi fay dem di fa jëndi garab duñ fa mës a toog di jaay boo feebaree demal fa nga war a faju nga faju demal fa ñuy jaayee lu baax li nga dem jënd jee ko foofu mais ñun dañoo bëgg lu yomb dañuy wàcc fu baax fi di jaay bëgg lu yomb ba indi suñu bopp problème problème bi c'est partagé entre ñoom ñi koy jaay ak sénégalais yi fay dem di ko jënd ji. Très bien ñu ñëw si Père Sala Pape Ousmane Sànq mu ngi ko doon juñu mu soxal vente illicite de médicaments mais dafay am ay lobby si ginnaaw ndax wax nañ ko pour pas tudd ay sites yoo xamante ni xëy na tey dinañ la mere mais fii Dakar am na bërëb yoo xam ni boo fa demee tey boo bëggoon dugal caméra ne da ngay def reportage ñu bañ mais bu fa duggee ne da nga bëgg garab ñu lijjantil la ko te nekk na loo xamante ni encore une fois war nañu dépasser stade bu mel noonu. xam nga garab yi dugalu ci seen bopp ci réew mi dafa am ñu leen fiy dugal avant muy egsi ci kër yooyu ñi leen fiy dugal dama yaakaar dafa am fu ñu ko war a ñu ko war a jox ñooñu ñu mooy les pharmaciens dugal ko ci pharmacie yi jox leen ko mais la koy génnewaat ci pharmacie ba di ko dugal ci kër yooyu aussi nañ ci wax. moo tax affaire bi fil la bu gudd. gis nga ñiy daanu ñi ñoo feeñ muy Amadou Wuri Diallo ak Bara Sylla bi mais ñeneen dinañ daanu. mais nag li ma waxoon sànq rek xamul bu njëkk yar ba dafay dal buñ ne dëkk bële fukki xale yu réew a nga fa bàyyi moor bu fa demee ñu ne ko bàyyi moor xabalal xale yi day dam mu juróom-ñeent yi rey kenn ki bu ko defee ku dégg ci bàyyi moor rek daw ku dégg ni bàyyi moor ngi ñëw xam nga xale day li métti ci wax sax moo gën a dal xel dañu xaaragum condamnation définitive. waaw Père Sala yow li ngay def nii moom moo raw. xamul tax tey ñaata nit ñoo dee ci loolu parce que garab goo naan mu jaxasoo ak sa deret parce que nit ñi Sénégal nous sommes un pays sous-développé nit ñi amuñu xaalis léeg-léeg da ngay toog sa kër sa bopp di metti nga ne jox sa doom 100 francs dama jënd ma paracétamol comme noonu parce que ñun dañoo am esprit boobu mais loolu li Awa wax dafa am solo ñun aussi il faut ñu dindi loolu suñu bopp booy jënd garab demal pharmacie booy jënd poobar nga dem ca marché ba mais bu ñu demee bay jaawale marché ba ak pharmacie ba y a problème bëgg lu yomb plus bon moins cher fan lañu ko mos a gisee plus bon moins cher amul
Sénégal dafa bëgg lu yomb te yomb sax ji xam nga cere bu ñu ko dee lekk dina am yomb lu ci nekk ñëpp na lekk cere bàyyi fa yomb ji xam nga lu tax la mu yomb tax yomb baaxul nit ñi dañu bëgg lu yomb nañu bàyyi bëgg lu yomb mais ñi ñoom bu fekkee lii ñu def nii dëgg la ba ñu jugé leen lii yéenewuma leen ko rek waaye ñoo ko def ku def li nga def ba ñu def la li nga def it yaa xam ne yaa def li nga def rek moo tax ñu def la li ñu def Abi, on termine avec toi. mënoon na gën a luur sax 5 à 7 ans de prison bi mënoon na gën a 10 parce que tamit lii dañ ko war a comparer ak assassinat wala meurtre ndax lu nga xamante ne nit da koy naan ñàkk bakkanam wala mu am lu mu yàq ci li nga mën na yàq dara ci wérgu yaramam loolu war na doon lu nga xamante dañ ko war a jël au sérieux mais itam am na beneen constat bi ñu ci def ndax affaire bi ba muy doog a jug en 2017 novembre 2017 dañ doon dégg ay wax ci suuf naan dañoo am lobby seen ginnaaw mais tey justice réew mi wane na ni tey ak koo mënti doon yoon mën na dal sa kaw aussi wane nañ ko parce que ñu bëri yaakaaroon nañ ni sax du egsi fii mais comme dem nañ ba tribunal jug atte ba saisir si sax ñaari oto yu am garab nga xam ne boo ko xaymaa dina toll ci 1 milliard loolu vraiment bëri na lu toll ci 1 milliard ci ay garab yu baaxul moom bëri na loolu fan la nekk ci Sénégal ak ñan ñoo koy jënd ñan ñoo ko fiy dugal ana sunu ñi nga xam ne ñooy saytu li fiy dugg ak li fiy génn ñiy defar garab am na ñu nga xam ne dañoo am fit bu toll ni dañuy defar garab di ko paqueté loolu yëpp tey jii war na tax ba ay kere dagg loolu yëpp tey war na tax ba ñu xool ndax lii duñ ko jëm neem sax des fois assemblée nationale am na ay projet de loi yu ñu voté yu bëri tey mu ngi ci tiroir yi ñu denc mais lii tamit war na nekk xeexu député yi ndax ñoom lañ fa teg ngir rek ñu ñuy waxal ñi nga xam ne ñoo fi nekk mënuñoo wax nday aram merci Abi Sow ñu jàll ci li nga xamante ni moo di actualité sociale et politique tout de suite avec Pape Ousmane Cissé. Pape Ousmane Cissé qui reçoit Maître Abdoulaye Tine, dit candidat déclaré à la présidentielle, nekk également président Union sociale libérale. Pape Ousmane ngeen nar a waxtaanee la situation politico-sociale, le legs de Sidi Lamine Niass. waaw ñu ngi ko yëkkati jamono ji ginnaaw bi mu làqoo ñuy jàllwaat encore une fois de plus sénégalais yëpp umma islamique bi ci génnu àddina Sidi Lamine Niass. ñëpp xam ko muy benn baat bu ñu retenir ci moom au-delà de dimension parce que moom ay dimension dafa bëri mais ngay dégg benn baat bu ñëw mooy yàgg na xeex ngir démocratie yàgg na xeex ngir liberté yi tey ñu nekk ci Sénégal boo xamante ni daanaka ñu ngi ci diggante yooyu le plus souvent booy xool même sax rendu presse bi da nga ciy dégg yooyu démocratie liberté salfaañ lan la war a mën a inspirer en tout cas moom Sidi Lamine ci taxawaayam surtout ci parti bi nii. waaw ci parti bi man yàlla def na ni Sidi xam naa ko amoon naa ay relation yàlla def aussi que doomam muy Cheikh nekk tey avocat au barreau de Paris man la ko dénkoon parce que dafa peut-être am lu mu gis ci ñun rafetlu ko loolu mooy lu ñu bokkoon moom mooy taxaw ngir àq ak yelleefu doomu aadama taxaw ngir démocratie taxawaay boobu nag yombut parce que situation day am coow jib nga war a takk sa fit jël fi ngay far ñun défenseur des droits de l'homme lu ñu bokkoon ak moom mooy ak lu pouvoir mën a am doole du yóbbu suñu fit oui sauf que moom mi ñuy wax nii xëy na uute na ak yéen ci benn côté mooy ni mësuta varié ci ay position souvent bu ànd ak yow moo xam politique nga ci yenn combat yi da ngay jàpp ni mi ngi ànd yow alors que moom principe lay défendre te bu loolu jeexee jeex na par contre yéen dañuy gis benn genre maanaam da ngeen di mel ni ñaari mbubb bu ngeen di am bu ngeen nekkee ci opposition yéen dàq xeex ay démocratie ay liberté mais une fois au pouvoir dafa mel ni bu ñenn ñi taxee am tànk yu mel noonu ngeen jàpp ne dañ bëgg a maanaam dañ bëgg a yëngal réew mi ñaari mbubb yooyu man mosuma ko so ñi ma xam yeggagoo ak yelleefu doomu aadama man ci ñi xeex régime bi pour Macky Sall falu ci la bokk ñoom ba ñu demee jël pouvoir bi ma gis ne victime yi ñi nga xam ne dañu dee ñoom Mamadou Diop ak ñeneen parce que dañu gëmoon dëggute wu message yu M23 jënd àdduna dama changé boor man maa nekkoon avocat wu collectif ñoom farak policiers yi
ñu dem ci justice ba lu ñuy am ñu am ko donc man lu ma bokkoon ak Seydi comme ni ma ko doon wax mooy li nga ko doon wax principe yi la ñuy défendre du ñu jégg man loolu moo ma neexoon ci moom moo tax ma wóolu ko même parti bi ba ma ko lancé ci nit ci njëkk a jàpp doomam Cheikh ci la bokk ba même deuxième fréquence bu ñu lancé woon Puissance FM man lañ jëloon def ko pare muy lu ma rafetlu léegi nag fi may daanelee comme si li la ñuy wax moom mooy nit ki nga xam ne moom démocratie Sénégal bu yegsee fu mu yegsi c'est grâce à son implication c'est à son implication mais également ténacité courage comme ni nga ko doon waxee c'est-à-dire lu tax tey Sénégal yëpp naw ko maa ngi woon sànq hôpital foofu doon yaakaar ni tey dinañ def levée du corps bi daanaka dañ ko mujj a dàq ba suba mais boo xoolee sénégalais yi ci boor amul farfarloo muy opposition muy pouvoir ñëpp fa ñu woon parce que daf ko wone woon loolu aussi tamit problème la. moo leen di boole alors que Sidi il était là nekkoon un lanceur d'alerte doon joxe ay messages et tout inspiré woo leen si ba tey mu génn àdduna pour ngeen mën a bokk. ndax moom comme li may wax man bokkuma ci ñooñu. parce que Sidi mosuma am benn divergence ak moom dama continuer di déglu doomam même ba Sidi ñëwee ci weer yi passé ci prestation wu serment wu doomam daf ma woo yëgal ma ko parce que. aw moo divergence boobu. peut-être am na ñeneen peut-être xam naa yow pouvoir bi ngay wax parce que pouvoir bi gis nañ fu ñu jaar ak moom. récemment ñooñu mënu ma wax ak pour ñoom. waaw yaa ngi wax pouvoir bi xëy na ñoom nekk te fii ak ay weer rek dinañ leen juger selon lañ def gum ci réew mi mais li ñu bëgg a wax mooy yéen ñi bëgg ni. am ngeen lu ngeen changé li fi ne. ngeen ne li fi ne baaxul am ngeen li baax yéen la ñuy wax parce que souvent seen i jaxasoo. yéen a bokk pratiquement même combat yi même bu ñëwee ci kanam tuuti ci parrainage bi di ngeen ko gis mais li Aram di wax tam mu am solo te ñu war ko bàyyi xel mooy ni ba muy dund message yu mel ni musu ci varié à la limite on se demande parce que dafa mel ni sa kàddu sax nangu nga ni am na ñenn ñuy taxee noonu léegi ñun ban ñun en tant que population ñun ngeen soxla suñu baat lu tax ñu war a mën a nangu ñi yéen ci li ngeen di wax dëggantaan ay principes yu ngeen di défendre. waaw loolu bu ngeen accéder comme au ni nga ko pouvoir du ngeen soppeeku. loolu question bu am solo la wante da ngay seet jaar-jaaru nit ku ci nekk man mënuma wax pour ñeneen parce que xaw ma ni sama bopp laa mën a wax man lu tax ma dugg politique xëyuma rek ne damaa taseeg ay nit ñu ne ma war nga mën a nekk président jëntuwuma ni dama war a nekk président mais ay at ci ginnaaw dama toog nekk ci société civile daanaka tey am naa ñun fukki at ak ñett am naa jàpp ni ñaar fukki at ak benn passé naa ko ci défense du droit de l'homme muy Sénégal muy sur le plan international avocat collectif opposition wu Gambie bi ba Yaya Jammeh daanu Sidiya Bayoma nekkoon avocat ak yeneen di dëkk ak dëkk donc comme ni ma ko wax man lu tax ma gëm ne moom démocrate la woon parce que mosul jeng et que ragalul far. c'est-à-dire bu dëgg jotoon. non da nga ne bokkoo yi fi ne. non da nga ne ñenn ñi néew ma fi gën néew ma fi non da nga ne sànq foofu laa bëgg bu ko bàyyi. waaw da nga ni bokkoo ak benn opposition bi. li tax indi ko nga ne il faut ñu xam lan moo nekk ci ginnaaw sa candidature. voilà ci lay daane la dama ci logique boobu. c'est-à-dire dama toog nii. ñu def benn jàngat ñu xool Sénégalais dañu dem ba dañu génne seen loxo ci politique dañ ko sipp politique maanaam boo demee ba wax Sénégalais yi sax da ngay def politique ñu ne la mais lu tax ngay dugg ci politique parce que politique nu ñu koy defee fii ci anam ñaaw la dafa nekk ñamu mbaam politique moom mooy noonoo xaste wax lu ñaaw ñu xool xam ni politique pourtant moo yorum réew bu dëkk baaxee politique moo ko defar bu dëkk bonee tam politique moo ko donc ñu ne foog ñu fexe jubale waat Sénégal yi ak politique loolu moom ma puus ma teg benn cas union sociale libérale mais gisoo ni Sénégalais yi ñoo yey tey dëgg politique waaw tey par exemple da ngay gis ku far société civile wala far ci beneen bànqaas bi nga xam ne day xeexal askan wi mais tey buñ ko woowee fenn rek seexal ko dara wala ñu jox ko benn poste bu xaw a neex rek day xaw a rëcc tuuti même bu askan wi tey doon sonn bay yëqat sax dañ naan li ki def fii noonu la ndax ni ñuy xeexalee askan wi di mbubboo turu askan wi ndax noonu la waaw man loolu am nañu ci yooyu moo tax ñun ñu ne dañuy xam nga bu doon dugg fenn rek yomb ñu
dem topp ci yeneen formation yi nga xam ne sànc nañ leen ba pare mais ñun dañu gëm ne foog ñu dekkalaat politique ci yeneen. ndax defoo leen ko pour ut ci tur rek après defuñu ci pour parce que yàlla may nañu lu ñuy may ba pare. donc li ma xam dëgg xam nañ ne. Sénégalais xamuñu bu dee 14 millions xëy na. waaw donc 500 millions la xam. ñun ci boppam luñ ciy wut moom mooy jubale Sénégalais yi ak politique benn ñaar mooy Sénégalais yi comme ni nga ko waxee nax nañ leen naxaat leen 2000 dañu ñëw fii en 2000 ñu ne Abdou Diouf moo nekkoon source problème mu Sénégalais yépp Sénégalais yi mobilisé wu opposition jël pouvoir dëgg ñu dawal ay at yaakaar tas 2012 ñu daaneelaat beneen régime tey man ñi tax ñoom jàppale naa leen ba ñu yegsi fu ñu yegsi tax ma dëddu leen parce que dama jàpp ni lu ñu waxoon askan bi ak lu ñu def. mais responsable nga ci loolu. loolu ci boppam nag moo ñu yóbbu ñu ne foog Sénégalais yi jël seen responsabilité problème mu Sénégal nekkatul problème mu régime problème mu système la ñu bëri ñu ngi koy wax mais du loolu mais foog ñu dox ci ay jéego mooy daan ñun Sénégalais yi dootuñu xaar changement dañuy décider que ñun ñooy changement. problème bi yëpp xam ngeen ko. léegi loolu moo tax man ay citoyen ordinaire comme yéen moo suma xalaat dinaa def politique samp suma ndënd ne dañuy dem parce que mbir mi pour nga changer ko foog nga jël mandat amul beneen union sociale libérale ku dégg maître Diène dafa mel ni ab rêve lañuy jaay parce que ñun ñëpp tamit genre candidat bu mel ni lañuy wër mais est-ce que encore une fois bu ñu xasee ba toog dans les faits dina nekk loo xam ne dañ koy matérialiser. waaw xam nga man damay kontaan sax su ma gisee jeunes yu mel nii jël bi engagement parce que nag mënuñu ñi fi nekkoon rek di fi nekk toujours ñuy gis les mêmes têtes il faut ñu gis ay bopp yu bees dama koy nangul loolu bu dee xam-xam baa ngi fi bu dee fit baa ngi fi bu dee moyen yaa ngi fi aussi dama ko koy nangul mais ñun sénégalais liñ naan ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw dañ ñoo naxa ba nga xam ne mais mënu gi xamatuñu sax ku yor dëgg ñun problème boobu rek mooy suñu problème mooy suñu problème sax ak moom parce que mooy li ngay wax nii est-ce que ku ci nekk ci biti daal da ngay ànd ak askan wi mais ku dem ba toog yow léegi fàtte nga askan wi problème boobu dañu ko dund ba ñun gisatuñu wóolootuñu kenn parce que même da nga naan si mais ki may voter nii est-ce que après du mel ni comme ñële léegi nag problème boobu li tax mu daj. votre sanction sax moo fi ëpp. da ngay mere kenn daal di voter ka ca des. mi ngi noonu xam nga liñ naan réew mi ñëpp dañoo bëgg a doon kilo te liibar mënta ñàkk ñëpp mënuñoo doon kilo mais man li ma gëmoon sax. benn jour maa ngi koy wax comme ñun dañu am suñu politiciens ñun dañu am problème politique fii ci réew mi parce que diaboliser nañ ko les politiciens yi am na ci ñu wane loo xam ne naka su dul noonu la ba ñu xeeb leen ba yeb leen du ñëpp a yem nag am na ci ñoo xam ne vraiment ay nit ñu baax lañu am na ci ñoo xam ne ay nit ñu dëggu lañu da ngay xool même bu ñu jógee ci plateau yi di discuter da ngay gis ñoo xam ni bu affaire bi naree kii sax dañuy croiser les bras noppi parce que bëgguñu wax ñu leen di yóbbu am na nit ñoo xam ne noonu lañu leen bindee dañu leen a yar ba ci ba ñuy xale am ñoo xam ni ñoom dañuy wax rek pour wax pour nit ñi ràññale ñu am tur am dara au niveau international peut-être ñu nekk nit ku influent am na ñoo xam ne loolu rek moo lañu mooy racistique boobu da ngay nekk ci koñ bi influent gars yi naan la boo nga bëgg a doon maire ñu def la maire nga bëgg a nekk député ñu def la député nga bëgg a kii sax ñu président ñu naan la président far yombalal la ko Sénégal problème boobu la ñu am léegi nag li tax ñu gëm ñi mooy langue gaa ngi nii jàkk jaa ngi noonu ku mën na nodd ku ñu indil programme boo xam ni convaincre nañu te li ngay wax muy dëgg ci yow nga xool sa diggante ak sa borom yàlla mooy joxe nguur bis boo demee ba yàlla jox la nguur googu na nga fexe ngalla bala nga waxante woon askan bi nga def ko parce que loolu rek mooy suñu problème waaw li nga wax ju rafet la dama koy rafetlu parce que comme ni ma ko waxee rek mooy ba ngeen ma laajee man ñu ma xam dëgg xam nañ ne du ma wax lu ma wóoru ci télévision laay waxee amul kenn ku mën a ñëw yàlla may na ma ni ma wax dara mu deñ su ma ko mënul def lu ma mën ba ci seen invitation sànq laa ko yëg même pas 12 heures maa ngi woon hôpital principal pour wax leen ne comme ni ma ko wax sénégalais yi lu ñu dund mbetteel yi ñu am nit ñi nga xam ne mosuñu foog ne dañ soppeeku ñu gis leen ñu ñëw yegg si ñu gis ñeneen am na fi mais li ma ci bëgg a teg ci gàttal man mooy ba ñu créé suñu parti dañu ko teg ma ne leen duñu forcer kenn duñu neexal kenn dañu ànd bi dañ koy teg ci dëgg dox ko ci ngor parce que bëgguma ñëw nguur jaral ñu wax nit ñi
benn affaire bi nga xam ne su ma ñëwaatee fii wala bu ma tasee yow ñu ne waajàng. mais peut-être que xëy na foofu. loolu da nga may ma daaneel. xëy na sew bi. da nga may ma daaneel yow ak sa parti ak gëm-gëm. damay wax de manière am na ci solo de. mais c'est-à-dire xam nga état dafa am réalité. xam naa ko bu dafa am réalité. yàgg naa te une fois que nga jël nguur lu ne lay dikkal. léegi nag xam-xam boo ban moo lay mën a may pour nga mën a xool ci doomi sénégalais ñi nga jàpp ni xëy na. ñii mën nga ànd ak ñoom pour am foo yóbbu Sénégal. waaw am na ñoo xam xëy na boo léegi ñoom sax pacte. am loo leen dénk. ci sa portefeuille. nga dem ba ci biir gis ñu am ñu dem te loolu yëpp day doon. lu ñuy comptabiliser ci sa taxawaay yow. moo tax c'est un tout. mën nañu bañ a xalaat rek yow dong. mais équipe boobu noonu nga war a coiffé. loolu aussi tamit ban dalal xel la parce que yow tamit comptable nga ci li fal président Macky Sall. parce que ne bokkoon doon xeex jàppal leen soutenir ba yegg si fii tey boo taxee fii naan dañuy xeex pour jëlee leen fii dañ la naan yooyu responsable nga ci lii. non comptable parce que man mosuma dugg société civile bi yëpp M23 ñëpp a engagé wu. pour ne troisième mandat du fi am kenn du ñu imposer doomam. kon ba ñu ñëwee non dama la wax la ba ñu ñëwee parce que ñun du ñu jeng lu lay war ne du ñu jeng conférence de Paris groupe de travail avis groupe de travail sur la détention de Karim Wade man maa animé conférence Sénégal yëpp dégg ko ma wax ci incidence defaat beneen conférence ak Ablaye Wade sur l'état de la démocratie ba muy wax hymne national man maa nekkoon conférencier bi moom la ñu xeex mu jóge pouvoir Ablaye Wade toog nañ di waxtaan Versailles pendant 4 heures de temps benn yoon ñaari rendez-vous ñu wax ba mu wàccee ba may dem di ko seeti di wax ak Karim amoo toog kenn ku doon ñëw Versailles pas même ñi nga xam ne ñu ngi kii parce que boobu Sénégal toll na ci diggante bi boo waxee ne Karim Wade jugement bu ñu ko jugé créé yi sax même Wade daf ma waxoon ne boo waxee loolu dañ lay at d'accord loolu ma ne ko non dama lay woon ne ñun ay principe la ñuy jeng pour man jàpp xeexoon nañ parce que dañu jàppoon ne Sénégal warul nangu troisième mandat mais deuxième mandat bi waruñu kii mais pour te dire que ñun principe yi ñi nga xam ne xeex nañ leen ba ñu dem non troisième mandat voilà non troisième mandat non parce que moom moo nekk à l'horizon ban moment nga gis ne président Macky Sall génn na ci yoon bi nga xamante ni yéen foofu ngeen ko doon gis waaw ci gàttal parce que du fi xëj xam nga Macky Sall ba muy def campagne dafa ñëw benn programme la yor tuddee ko yoonu yokkute dëgg la wala du dëgg boobu sénégalais yi ñëpp am yaakaar ne bu yàlla defee président bu jeune bi nga xam ne après indépendance mu am jaar-jaar bu mu am dund lu mu dund bu ñëwee yegsi ci pouvoir bi urgence yi nga xam ne moom la sénégalais yi doon dund mu nekk urgence sociale yi mu war a nekk priorité. courant de lay kuy xamante ne. waaw gis nañ ko urgence yi la woon. ci urgence yi la mais nga may moom ma dem. waaw non li voilà ma démontré am na fi ay exemples. non damay tënk am na fi ay exemples mais boo xoolee ba mu faloo yoonu yokkute bi daf ko jël teg ko fële. loi bi wàññeeku na. yoonu yokkute bi daf ko jël teg ko fële. urgence sociale yi la dama koy fàttali. non yoonu yokkute bi daf ko teg fële. tubaabal mbir mi ne Sénégal émergent ñu bëri xamuñu lan la ëmb ñu ne ko mais émergence kañ mu de ñu fii ak 2035 ma ne ko déet mais d'ici 2035 mais waa Castor waa HLM foog ñuy lekk foog ñuy naan foog ñuy faju comme lu ñuy wax njëriñ loo fekkee c'est-à-dire que sénégalais yi ci boppam lu ñu jàppoon 2012 mooy pouvoir bu fi war a ñëw day jiital nit mais du jiital ay infrastructure mais tamit bu leen nax askan wi parce que aussi tamit maître mun leen jàkkaarloo askan wi ne yéen ay messi ngeen bu ngeen ñëwee di ngeen def en sorte que problème dootu am ci réew mi parce que souvent bu ñu leen dégg impression boobu ngeen di joxe mooy ni ñi fi nekk nit ñi dañoo xiif amuñu lu ñu fajoo nangam nangam comme si yéen daal bu ngeen ñëwee bu ngeen si c'est sénégalais nga sénégalais la yoo xam nga lu sénégalais yi di dund boo ñëwee tey ñoo am aéroport bu gën a rafet ci sous-région bi dëgg la wala du dëgg ci sous-région bi maa ngi woon Centrafrique il y a 2 semaines gis naa seen aéroport maa ngi ci yeneen dëkk ci même année bi machine radiothérapie paan na fi ba ñuy jël ay nit di leen yóbbu ay Mauritanie ak yeneen. on est d'accord kon yow boo toogee problème jeex ci réew mi. non loolu mënul nekk. waaw kon nag. mais man bu ma ñëwee toog bu ma ñëwee toog nit laay jiital c'est-à-dire entre faj suma maladie
ñi nga xam ne ñu ngi hôpital Dantec boo moytul suba duñ ko fekke dama jàpp ni man ëppuma leen droit ci alalu réew mi. waaw d'accord boo faloo que njëriñ mais am na lu nekk ci kanam balaa ngay falu muy parrainage moom laa la ñu dem ci gaaw waaw ñu dem. waaw ci parrainage bi. ñaareel parce que lii bu ñu waaw. jukkee day bëri. ci ponk bi waaw. ñu ngi jëm ci présidentielle yi balaa nga naan naam ne fi. waaw waxal. waaw waaw. Pagaye qui ne dit pas son nom loolu nga wax. Pagaye la gën a nuru wala. ci liñ jëm nii nuru la Pagaye. waaw parrainage bi leer na ci seen sama position ñëpp xam nañ ko ci. waaw on est d'accord dama bëgg a wax ni la ci élection yi jëm est-ce que jàpp ngeen lépp leer na. non lépp leerul. lépp leerul parce que mbirum parrainage bi xam nga dañu ne ku bëgg a nekk candidat foog nga indi 53 457 signatures minimum. ñëpp xam ne Sénégal fii maa ngi wax sama xarit bi communicateur traditionnel. xaritu ko séddee parce que gis naa ne nit ku dëggu la gis naa ko ci ay kàddoom. mais non dafa lay wax rek dafa lay wax. Amadou Sall quoi vraiment. xam nga Sénégal boo ko jëlee dëkk bu mel ni Sénégal nga xool xam ne au moins lu bat boo jëlee téeméer juróom fukki nit amuñu signature bu stable nga dee leen wut leen signature bu stable. mooy signature bi nga xam ne du soppeeku comme boo defee chèque pour sa banque bu melul ne boobu dalay woo ne la signature bi méngoo nga def xam nañ ne Sénégal fii am nañ fi suñuy maam ne c'est pas signé la ñu bind ci seen identité léegi nag ñu ne da ngeen di wut ay parrainage laaj nañ ministère de l'intérieur ne leen mais ñi nga xam ne dañu bind seen pièce d'identité ne c'est pas signé lu ñuy def ñu ne ñu mën ngeen jël ma ne leen déet loi bi waxul ay non signature ay signature la wax donc ay non signature boo ci amoon million sax égal zéro donc loolu da lay woon ne rek pare wu ñu woon pour dugg ci anamu parrainage. yéen fu ngeen ci toll. ñu ngi ci avancé nañu. avancé. avancé li ci des pour ñu tàmbali. débrouiller bëreetul de. lim bi romb nañ ko pour te dire mais c'est que comme ni ma la wax ñun duñu jeng dama jàpp ni loowu parrainage bii tey même conseil constitutionnel mënuñu loo wax ci yan anam la ñuy contrôler validité aussi parce que techniquement c'est pas possible. mais pour donc contrôle beeg vérification yi déjà ñu ngi wax ni tànn nañ ñoo xamante ni par exemple. mën ta nekk bu ñu naxante ay sénégalais lañ man yàgg naa def ay mbirum élection ci àdduna bi donc bu ñu non dama lay wax. parewu leen rek ngeen di indi argument yi non li may wax nii wax naa ko ci sa plateau fii jour ba ñuy voté loi bi maa nekkoon sa invité. dëgg la au-delà de wax ji da ngeen jonjon teg réalité yi gis ni. en réalité wuñu ak réalité dañu déposé lu tax ma ciy waxaat mooy kuréel bi nga xam ne mooy cour de justice de la CEDEAO bi nga xam ne mooy jugé mbir mi xam nga lu mel nii législation bu mel nii c'est pas la première fois ñu am ko Burkina Faso ba Blaise Compaoré daanoo dañu def ay loi ne ku nga xam ne mos nga sës ci moom mënoo bokk ci élection ñooñu saisir cour de justice de la CEDEAO mu ne Burkina Faso mënoo dakkalal processus bi mënoo discriminer ay nit parce que dañu jayoo dendoon ak président ci yooyu lu tax ñun ñu ne dañuy dem ci beneen jéego parce que élection yi bu ñu xesee déposé rek ba gars yi rejeté mooy ba yéey na mbuus ba moo di donc léegi nag boo tax ñu posé waat débat bi parce que dañuy ne cour de justice de la CEDEAO foog mu tranché parce que y a urgence comme ñu ngi dem ci élection yi foog ñu jël seen responsabilité wax est-ce que Sénégal ci anam yi yoon c'est-à-dire may na ko mu organiser benn procédure bi nga xam ne dañu ne ay parrainage lañu laaj mais kenn leeralul nit ñi ci yan anam la ñuy valider. mais urgence bi gisoo ni daf leen a arrangé yéen ñu ci ëpp ci candidat indépendant yi ndax am na ñu. ndax am na parti la mën nga nekk parti ak yeneen candidat indépendant ndax am na ñoo xam ne sax dès le début xam nañ ne du ñu dem daw nañ génn. déjà am na maître Adama Gueye dem na di def waaw am na ñu génn non dawul sax xëy na day collaborer pour rataxal diggante opposants yi rek gis nañ keneen ak keneen ku génn parce que am na ñu bëri nag xam nañ ne mënuñoo matale parrainage mais est-ce que nekkul yéen da ngeen xam ni mënoo leen matale parrainage moo tax ngeen di daw di wati recours ci urgence naan CEDEAO fii wala CEDEAO fee wala perturbé wala sax xam ni tamit mënuñu bàyyi Sénégal tamit ku jug ne candidat la non loolu kenn mësul wax loolu li may def nii position boobu laa amoon ci 3e mandat bi donc nekkul ay mbirum parrainage man ci élection yi
digg bi laa nekk candidature am na candidature bi nga xam ne man maa ko déposé conseil constitutionnel pour benn candidat ci boobu donc ñi ma xam dëgg xam nañ ñu ne parrainage ou pas man position bi ma mos a jël ci Sénégal dama koy jël wala ma koy jël ci àdduna donc ça n'a rien à voir lu rafetal jël. d'accord mais est-ce que am nga xam-xam boobu noonu bu la mën a may nga jàngat Sénégal ci ay ruqam ak ruqaatam ba mën a xam peut-être xëy na foo jàpp ni mooy metti ne lii di nga ci indi saafara yu mel au-delà de parrainage bi am na solo nag. un meilleur plan que le plan Sénégal émergent. waaw alternative au PSE. buntu la booy jaar pour mën a yegg ci foofu. est-ce que mën nañu échanger ak yéen ci li ngeen di lëlu di ci waxtaan jàpp ni lii mooy metti Sénégal que war ngeen mën a changer laa doon une fois ngeen jàll parrainage bi ñu dëggal leen ngeen dem ci élection yi. waaw loolu xam nga parti bi ba nga ko créé le 12 mai 2014. est-ce que yéexoo. yàggul 2014 ba ma ko créé. dañu xaar parti bi am na assise bi war pour mën a. dañu xaar ba jot suñu récépissé da lay jox exemple Macky de. dañu xaar ba jot suñu récépissé ñu lancé ko. ci diggante boobu dañu continuer di gëstu Sénégalais ñun ñëwuñu ne leen ñoo yor solution bi. dañu jàpp ni Sénégalais yi ñoom xam nañ jafe-jafe yu ñuy dund. ñaari semaine ci ginnaaw tournée laa nekkoon ci région wu Thiès bi. yéen ñëpp kay. def naa Ndiaganiao def naa Thiadiaye def naa Diass def naa Fissel def naa Joal. depuis 2014 ni may dégloo Sénégalais yi fii noonu laa leen dégloo. est-ce que déglu doy na. yaa 3 semaines. am na ñu ko fi déglu ah. maa ngi woon ba Centrafrique ba ma demee ci fu ma dem. tase Sénégalais yi mais déglu boobu ba léegi mu ngi fi loolu laa bu baax. déglu Sénégal est-ce que doy na pour déglu leen. jeexul dañu teg ñetti lël. fii ci Dakar institut social libéral laboratoire d'idées bi nga xam ne dañu am ay kàngam yi ci bokk ay experts ay association ou société civile ak ay citoyens ñu lancé ko fii dafa bëri. def ko Paris def ko Paris. Paris Pape boo invité nit da nga koy worma. waaw c'est la bonne des choses. worma la c'est que da nga non da nga nekk ci télé da nga nekk ci télé débat dafa am ci ay anam yu muy jaar xam nga dafa war a am respect booy wax. ah kon da nga am impression. non aw ma impression rek mais booy da ngay déglu nit da ngay déglu nit li may wax xam nga damay jàngale université. ça fait bientôt 10 ans ma fay jàng. non maître non pour expliquer la mais li ma lay wax nii yow communicateur dama koy wax sumay étudiant parce que xale bu toog suñu salle li ñu déglu ñu xool ci yan échange bu ñu demee bay wax Sénégal nekk lu sérieux daa am ci ay anam yi nga xam ne ci waxtaan mënuñu ko ñu tàggal débat parce que mënuñu. foog ñu déglu woon foog ñu déglu kon foog ñu déglu woon foog ñu déglu woon bu dee pare nga pour déglu ne la lël yooyu ba ñu ko teggee bu ci nekk dañu élaborer suñu programme ñoom dañu ne Sénégal émergent ñun dañu teg Sénégal convergent ñaari notion yooyu en économie ñooy affronté émergence moom mooy man nu ma ko jàppee mooy ñu demoon bay diig nga ne man jëndee suma bopp rek moom laa bëgg émerger ma ne non Sénégal convergent dañu war a jël nit samp ko ci digg bi lépp li nga xam ne dañ ciy yëngu nit lañ ci war a jiital nit lañ war a mujjal entre comme ni ma ko wax du démagogie tey xaalis bu ñu yor xam nga Sénégal mënuñu wax ne amul xaalis. loolu lañ wax de. mais ay nit a ngi di hôpital Dantec principal fa laa jógee ñu ngi souffrir boo jëloon piqûre morphine jox leen ko 12500 tey au moins dinañ mën a nelaw mais dañuy gëm tëj suñuy bët mel ni dara amu fa pourtant ñooñu ëpp ñu leen xaalis ëpp ñu leen droit ci ak yelleef fu doomu aadama bu njëkk mooy c'est le droit à la vie su dee yow mënu mën a faj jarul ma lay promettre leneen parce que ñun ñëpp bu ñu nekkee fii ci plateau bi di wax dégluwante c'est parce que am nañ wóorul la. personne la. waaw xam nga foofu sax laay ñëwee. du ñàkk a jox woor ma mais heure bi rek la ñu bëgg a gagné. pour xam-xam bi génn. parce que xam nañ ni pour sa xam-xam génn pour ñu jëriñoo ko. moo tax mu lay kii noonu. pour nga mën a kii rek mais. voilà c'est ça donc loolu la rek quoi mais c'est pas pour ñu inviter nit fii pour kii ko du loolu quoi mais man fi may bëgg ñu taxaw fii. ba tey nit Sénégalais bu ne citoyen bu nekk am na droit laaj réew.
bu dee njàng maa ngi fi bu dee xam-xam baa ngi fi bu dee moyen yaa ngi fi man fu ma nekk laay nekk amul sénégalais bu gën a doon moromam sénégalais mais maanaam pëccaxoo bi dafa bëree ba ku nekk liñ ñaan boo neree daanu sax war mbott xam nga mbott moom loo ci war seet enclave si waaye boo xee da nga naa ci mbott laatoo laal mu suuf si dafa am ñu mel noonu parrainage bi dafay mel ni daf ci am ñoo xam ni bu ñoree daanu war mbott la te liñ ñaan kenn ku ne xam nga ki la man te ku wét xam ki la man foofu la ñu toll dama ni est-ce que jotul man si réew mi ni ma koy jàngate ku ñu falati léegi pour affaire politique mën a jeex ci réew mi politicienne bi fi am léegi ku toog ñun léegi ku gagné ñun la 10 ans ngay toog maanaam 2 mandats ngay def dem keneen ñëw ñu boole. déet loolu kay voté nañ ko si référendum non maanaam voilà xam nga voté nañ léegi pour maanaam parce que ñun Sénégal li ma wax fii keroog dëkk bu nag am lu leen yàlla nattoo mais ñun wax la ñu yàlla nattoo comme ñun ay waxkat la ñu yor ba ci biir wax ji te attention nag dañ ko def yoo gis nañ ko waxtaane lay njëkkee parce que ñii seen rôle la ñu nekk parce que ki nga xam ni dafa yaakaar ni mën na defar pour ñu xam ndax mën na defar il faut mu géeg wax wane boppam parce que ku wax feeñ mais ci biir wax ji léeg-léeg am na ci ñoo xam leer nit ñi dañuy wax rek mais mënuñoo diriger benn quartier sax Pikine sax mënuñu koo diriger mais il faut ñu waxandoo loolu la réew laaj démocratie liberté d'expression mais électeurs yi mën a tànn waaw électeurs yi mën a tànn mais toujours dafa am la fu may taxaw toujours foo xam ni gars yi ni ñaan folli la ñu gën a mën ko fal Sénégal loolu mooy suñu problème parce que tey bu ñu demee tey ba candidat boo xam dañ ñaan ku njëkk a génn rek ñu fal la folli ki fi nekk donc folli la ñuy def mais falluñu est-ce que esprit boobu nag bu fekkee toujours mi ngi suñu politiciens yi Sénégal kañ lay avancé fukki nit bu ñu bokkoon dugg ci oto ñëpp am permis kenn mooy mën a dawal mais bu dee ndar lañ jëm bu demee postard ñu ne ko ni ngay dawale baaxul nañ delluwaat mais kañ la ñuy àgg ndar donc man je vois que ni ki fi nekk su fekkee plan Sénégal émergent boobu nañu du lépp bon nañu tànn li ci baax boole ko plan Sénégal convergence bi ngay wax. plan Sénégal convergent bu ñu wax man je suis pas contre ku nekk ak programme pour Sénégal mais su fekkee ku nekk bu ñëwee it dafay nekk di reprendre à zéro pour tegaat encore son programme li ngay wax rek mooy am kañ la ñuy def. bu fekkee yow sénégalais nga mais boo nee rek tant que faluwuma du ma génne sama xam-xam ci réew mi donc yow sa citoyenneté dafa des. wala su ma ko waxee dañ koy sàcc pour man dama naan nekkoo sénégalais bi ñu soxla yow sax xam-xam donte boo nekkul président génn ko réew mi jariñoo ko man esprit boobu moom laa bëgg politicien ak sénégalais yi ñun sénégalais lamdaay def ko suñu bopp man Sall Biguete lan laa mën a defal sama réew bu ma xool li ma sama réew di defal lan laa mën a defal sama réew mettin lan la mën a defal réew mi pas Ousmane Cissé ku nekk indi sa participation ñu xool njariñ li jël ko jariñoo ko réew mi je crois foofu la politique bi léegi war a toll pour ñu mën leen a gëm Maître Tine waaw man loolu laa ko jàppee comme du ma ko doon waxee ñun ba ñu créé parti bi dañu teg ay lël nga xam ne boo demee Paris am nañ institut social yu bëri association 1901 c'est reconnu def nañ lancement bi Paris dama jàpp ni daa may question yi nga xam ne bu dee moom la ñuy wax amatul farfarlu ba may def lancement wu laboratoire bi dee ñëpp la invité ñi nga xam ne ay opposition lañ nekk wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci mouvance présidentielle ñu ne laboratoire d'idées bi mën nga bañ a bokk suñu parti nga bokk ci bu dee Sénégal moo la ñor parce que bu may wax problème mu santé bu may wax problème mu éducation wala problème mu industrialisation wu Sénégal nekkatul pour problème mu parparloo parce que loolu aussi mooy comme ni nga ko waxee moo ñu tardeel c'est-à-dire man xaaruma nekk ci politique pour def lu may def. sànq loo xam ne tamit bëgg naa ñu taxaw ci parce que dafa am solo da nga ne yéen da ngeen a jël nit. def ko au cœur de notre politique. parce que boo defaree nit du toj réew. ma gëm ko fan la ñuy déparé parce que souvent dañ koy gis ci réew mi ñu ne dañu perte ay repères. souvent dañu koy wax suñu ndaw ñi. amatuñ xam-xam amuñ ci yenn références yi. waaw ma bëgg la laaj yow buñ la jox réew mi ban sénégalais nga bëgg a tabax. waaw balaa maa yegg si ci sénégalais bu may tabax dama lay wax ci tënk ci ñeenti baat nan la laloo bu dee may nga ñu xam nga nit fu mu mënti yeewoo ci àdduna lu mu soxla bëriwul nit lu mu soxla moom mooy liggéey c'est-à-dire daan doole emploi loolu suñu priorité bu amee loolu lu mu soxla moom mooy bu feebaree mu mën a faj bu wàccee liggéey mu mën a dallu ak njabootam muy logement mais aussi mu jëntalam bu demee ba mënatul nan lay mujj muy système muy journaliste yi muy cultivateur yi
muy éleveur yi man sama cabinet Paris bu amee forum de l'agriculture damay nekk avocat ay chinois yi nga xam ne dañuy demander visa ñu leen di indil ay lënt la mais du ma gis benn Sénégal nag doomu aadama ni ci ay non aspect corporel non corporel non dégg ma wax war nañoo doon des citoyens du monde mais ñeenti yooyu boobu foofu laay jeexalee parce que man dama jàpp ni ci sénégalais boobu laa waaw exactement loolu boobu parce que dama jàpp comme mooy ni ko li ñu doon war a waxee capitaliser côté boobu ñi fi nekk ci classe politique bi ñëpp ku ci nekk am nga mérite mbir mi du dañu war a ñëw ñële génn mais foog ñu bees ñëw ci lan parce que àdduna dafa est-ce que ñu bees wala doxin bi changé défi yi changé njàng mi changé xam-xam bi changé xam naa ci dara man maa ngi France depuis 18 ans université Cheikh Anta Diop laa ne suñu métier am na ñoo xam bu ñu déggee loolu day fatt seen nopp maa ngi France non ma ne maa ngi France avocat ballon parce que je suis spécialiste en droit international maa ngi fii aussi Sénégal di xelal di ànd ak ñu bëri maa ngi Afrique fu nekk mais pour wala suma parcours Sénégalais yi Sénégal ci boppam waratuñu toog naan consommer local wala au champ de gaz dañu nekk ci benn adduna bi nga xam ne dafa lënkaloo ñun Sénégalais yi ñoo war a dem à l'assaut du monde man li ma bëgg moom mooy waa Kayar Pape, tu as une seule question. agriculteurs yi du ñu waxati consommer local c'est-à-dire dañu waral rekk lu ñuy mbéy mais nan la ñu war a fexe ba lu fiy meññee fépp fu mu war a mais loolu xam-xam la loolu xam-xam la mais fan la ñuy jaar moo tax xam nga yemul rek ci wax ni dañu bëgg indi lu bees dañu bëgg ay xam-xam yu bees ak ay nit yu bees ak nangam xam nga loolu rek yomb na pour nga mais concrètement lan mooy lu bees lan mooy ñooñu pour que xam-xam boobu nga wax noonu mën a permettre suñuy baykat suñuy sàmmkat suñuy nappkat au-delà di satisfaire demande bi nga xam te ne moom la Sénégalais bëgg mais ñu mun koy exporter gis ñeenti ngeen marché international ponk bu ci njëkk ba mooy fii gis ngeen problème mu Sénégal amatul quasiment industrie bu taxaw lu ñuy béy fii lu tax duñ ci mën a profiter le 26 mai bii passé def naa conférence Assemblée nationale France ak benn ONG qui s'appelle Croissance Partagée maa ngi xelal ay nit Guinée-Bissau fii ci suñu wet ancienne première dame bi maay avocat am ci ay projet ba mu nekkee première dame 80 000 cultivateurs lañ jël ñoom ñooy premier producteur mondial noix de cajou pourtant indiens yeeg chinois yi ñu ngi toog Ziguinchor di xaar bu meññee rek dañ koy jënd ñoom ñoo koy transformé ci ay usines yu ndaw ñëwaat jaay ko Auchan Carrefour ñu jëndee ko 10 fois plus cher man lu ma bëgg moom mooy ñu indi machine indi industrialisation valoriser benn ñaar moom mooy buñ ko valoriser foog mu am diplomatie économique xam nga artisan bu nekk fii am na potentiel lu muy jaay soxla nañ ko ci àdduna mais xamul fu mu mën a jaar ba ñu def ko man mii di wax ak yow jëluma nationalité française mais j'ai mon cabinet à Paris sur les Champs-Élysées français yi ëpp ñu ma droit accord bu permettre Auchan mu ñëw fii moom ma permettre man ma nekk foofu sans jël nationalité mais sénégalais yu bëri xamuñu ko yow suba war nga mën a créer sa benn société production journalisme wala loo bëgg foofu et pourtant amul benn diplomatie économique bi nga xam ne moo lay. Maître, en 1 minute il faut qu'on avance nga yeggale sa 3e point comme ça ñu mën a dem si page publicitaire dellu soit si kanam ak yow. yeggali sa dañ lay bàyyi 3e point nga yeggale. 3e point bi comme ni ma la ko doon waxee moom mooy boo xoolee point yëpp dañuy toppante réindustrialisation mais problème mu emploi bi mbir mi nekkatul di wax ñaata emploi ngay créer ay 100 000 ak yooyu dara wóoru la ci mbir mi moom mooy nga créer environnement bi nga xam ne dan la emploi ci anam yi muy juddoo mooy Cissé peut-être ñëw nga fii DTV gisanteeg patron bi ngeen waxtaan mu ne la altine nga commencé emploi juddu na mais emploi pour mu mën a juddu il faut que mu am politique publique bu structuré ci ginnaaw parce que entreprendre fii Sénégal dafa metti man gis naa ay nit yi nga xam ne dañu ñëw fii jéem tële finalement ay problème lu ñu amoon sax ci tout ñàkk nañ alors que bu nekkoon France bu sa entreprise nekkee en difficulté communauté bi ci boppam ñooy ñëw jël salaire yi jël yëpp tout ça moytuwul fii boo fi defee yenn risques yi ñi nga doon jàppale naan da ngeen di liggéeyloo ñooy dem jël avocat ñuy saisir say biens donc foog ñu créer sécuriser le parcours de l'entrepreneur
sécuriser le parcours de l'entrepreneur lu tax ñu war ko def parce que yow DTV bu defee prestation commerciale te jël au moins 17-19% TVA pour état donc day dugal koppar ci alalu réew mi mais aussi yéen seen salaire yeeg yooyu yëpp ak pouvoir d'achat bu ñuy def ak impôt sur les sociétés bu mun a def 50% li ngeen di ñàkk état ngeen koy dugal comme état ngeen koy dugalal et que bu doxee day gën di yokku parce que mosuñu gis société buy dox te yokku foog état di jàpp. Non, pas Ousmane. Foog état. Si tu veux, tu vas revenir là-dessus. Dans la deuxième partie. moom dara ñor ko si tax nee nañ DTV rek dégg na luy yokk mu ne waaw si kanam kon nga ñëwaat ak wax la comment tu devrais t'y prendre. Comme lu ñuy wax ci olof ñàkk a déggoo amul ñàkk bañ a waxtaan amul ñàkk a waxtaan voilà foog bu ñu waxtaanee rek ku nekk dina moo sa xam kan mooy kan lu tax mu jàpp ni war na mën a def. maa ngi doon si directeur campagne. Merci beaucoup maître Abdoulaye Tine dinañ ñëwaat si kanam tuuti wéyal waxtaan bi moom ak Pape Ousmane Cissé dans la deuxième partie de Toi-même tu sais ñu ñëwaale it dans la rubrique 14 millions de problèmes non sans oublier nos deux événements yi nga xam ni ñu ngi koy waajal mu soxla jigéenu enseignants yi mais également waa ARCOS bu Guédiawaye c'est tout de suite après cette page publicitaire. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes les enquêteurs de Sénélec. Nous sommes ici dans le cadre de la campagne Jokko à clients. Jokko à clients? Attendez s'il vous plaît. Allô chérie? Allô oui chérie. Les enquêteurs de Sénélec sont là. Les gens de la Sénélec? Mais chérie, tu sais bien qu'on est à Wayofa. Qu'est-ce qu'ils font chez moi? Attends. Donc, monsieur Diop, vous n'êtes pas au courant que Sénélec a initié une vaste campagne nationale de sensibilisation? Joko, à clients? Ah oui. Des enquêteurs de Sénélec vont chez les clients pour recueillir des informations techniques concernant leurs installations électriques, mais aussi d'identification. Ils relèvent les numéros de téléphone et prennent les adresses e-mail dans le but d'améliorer la qualité de service. Ces données permettront désormais au client de recevoir sa facture par mail, d'être informé des avis de travaux, de traitement de réclamation ou de demande d'information par SMS. Tout ça pour une meilleure prise en charge des clients. C'est une manière pour nous, clients, d'aider Sénélec à mieux nous servir. Il n'y a rien à craindre. Ok chérie, reçois-les. D'accord, bonne journée à toi. Entrez s'il vous plaît. Réussir Immo, les bimensuels de l'immobilier et de l'habitat est déjà dans vos kiosques avec un numéro de lancement portant sur le foncier, l'émergente urgence. Dans sa rubrique Le Grand Décideur, Réussir Immo est allé à la rencontre du ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat, M. Diène Farbassar, qui décline sa feuille de route en matière d'habitat et de cadre de vie sur les sites des pôles urbains de Diamniadio au Lac-Rose et sur les zones d'aménagement concerté, autant de volets importants du PSE, si cher au président Macky Sall. Réussir Immo ouvre ses pages au régime foncier, à la loi sur le domaine national, sans oublier le rôle éminemment important que jouent les notaires et les géomètres experts dans le foncier. Réussir Immo vous propose un reportage à la cité Gorgorgui, mais aussi un focus sur Dakar qui étouffe. Réussir Immo vous promène dans les coulisses du dernier forum ministériel africain sur l'habitat et le développement de Dakar et le forum sur l'habitat et l'investissement de Dubaï pour la diaspora. Réussir Immo, les bimensuels de l'immobilier et de l'habitat est déjà dans vos kiosques. Deuxième partie de Toi-même tu sais ñu door ko ak ñaareelu actualité bi nga xam ni Happy Sow tànn na ko si internet bi mu jëlee ko ca Seneweb trafic de drogue 5 Sénégalais arrêtés en Italie.
effectivement Ndeye Aram Touré 5 sénégalais nga xam ni benn jigéen ci la bokk ñoom rek lañ jàpp foofee ca Italie li ñu leen jàppee mooy rek trafic de drogue kenn ki ci ñoom nag dañ ko interpellé foofee ca Torino nga xam ne rek da doon bëgg a écouler lu toll ci 10 doses de cocaïne ci benn parc de jeu waaye tamit ku jigéen ki ak ñeneen ñi ci des ñoom ñu ngi leen jàppee foofee ca Brescia ñu yor lu toll ci liibaru cocaïne Ndeye Aram. merci Habi Sow xam naa jigéen bi moom wute na ak jigéenu yi jàppale enseignant yi soxna Jeynaba. waaw maa ngi leen di nuyu di rafetlu émission bi te di leen gërëm di leen sant di nuyu tamit téléspectateur DTV. di tamit jaale Sénégal gi yëpp ci tiis bi nga xam ne wàcc na suñu kaw. nga xam ni perd nañ homme boo xam ne amuñu remplaçant homme nekk un homme un grand homme. un patriote loo xam ne lu ne def na ko daal ci Sénégal muy Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla xaree ci àjjana yu gën a kawe yàlla taal ñu ci barkeem te mu may ñu xol buñ ko muñee ñu wax ci actualité bi nga xamante ne rek gis nañ ko trafic de drogue fële ca Italie loolu na wax ñu teg ci loxo jigéen bokk ci moo tax ma ne xanaa jigéen bi wute na ak jigéenu enseignant yi waaw tout à fait ñu wax dëgg yàlla wute na ak waa Modem parce que ñun doxuñu ci yooyu te ñaanuñu yàlla sax xam ñuy def yooyu mën naa am ñii nag mooy loolu dañoo réer est-ce que ñun jigéen ñi ñoo bëgg lu yomb rek moo tax lu ne dinañ ci dugg déedéet billaay jigéen ñi bëgguñu ñoom parce que jigéen ñee ngi def lu ne boo demee balaa nga koy xam nga xëy ay 4 heures du matin ou bien 5 heures du matin te ngay xam ne jigéen ñi non pourtant non du ay maire da ngay gis des jeunes yi nga xam ne dañuy dem ci marché yi ñii di jënd di jaayaat franchement jigéen ñi daal kenn amul seen fay bokk ñoom ñii daal xam nga am danga koy wutee kàddu bu ne maanaam anam bu ne nga koy wutee te xamuñu du noonu seul le travail paye bëgg-bëgg tamit dañ koy yemale kii soxna ça aussi tam ñu ñëw si moom Eva bu baax sax Aram li nga wax moom dafa dëgg bëgg-bëgg dañ koy yemale mais bu ñu demee tey ba ñu jàpp li nga xam ne mooy jigéen ci lii di wàllum drogue vraiment dañuy métti ñun en tant que jigéen parce que jigéen yaakaar naa waroo mën a am yenn fit yi sax bay dugg ci yenn trafic yi yenn jëf yi ñu ñaaw yi waroo ko mën a def waxatuma laa ngay dem di dugg ci li nga xam ne mooy trafic drogue lii moom métti nañu métti nañu mais duñu def lu dul daal di muñ rek xam ne moom jigéen moom daan nañ ko séntu ci yeneen lu dul ay trafic de drogue. jigéen ak góor nag la ñu wax trafic de drogue moom amul jigéen amul góor yaakaar naa ñëpp la concerné nekk na loo xam ne dañ ko war a moytu. mais personnellement man damay ñëw si benn affaire c'est-à-dire chaque fois lu may gis rek mooy sénégalais bi. parce que bu ñu nee jàpp nañu waxuñu 5 personnes ca Italie dañ ne 5 sénégalais mu nekk loo xamante ne day taxaat encore si deru sénégalais yi yaakaar naa ni tey nekk na loo xamante ne war nañ ci gën a bàyyi xel surtout ñiy immigré tey génn di dem biti réew. ci jigéen ñi sax de yéen a wax parité sàcc bu góor sàcc bu jigéen lu góor def la jigéen da koy def trafiquant bu góor trafiquant bu jigéen jigéen di parité de kon léegi parité amul foofu parité dans les instances de décision waxuñu ci la voilà léegi daal lu góor def jigéen da koy def waaw comme nag léegi moom adduna bi dafa l'envers nga xam ne jigéen mooy société boo defaree benn jigéen defar société boo defaree benn góor benn nit nga defar kon jigéen wax dëgg yàlla ñu tudd la ci lii sax dafa rus fa ñaaw du ma kuy jigéen mais képp kuy nit rek bu ñu tuddee jigéen ci benn affaire da nga rus parce que ku ne am nga yaay te jigéen joo gis da nga koy jàpp ni sa yaay donc du fu la dërëm takk rek nga mar ko daal parce que imagine toi nga jaay xaalis sur drogue ñëw tabax ci Sénégal benn R plus 5 plus 4 yow nga tëdd sa diggalal jaaxaan ak sa plafond xool ne def naa ci benn 5 millions boo xam lépp drogue la est-ce que boo tëddee di nga nelaw nit ñi il faut ñu am esprit boobu gis nga xaalis neex na trop mais wutin dafa am solo te alal bu gaawee màgg juddu ba rafetul alal bu gaawee màgg rek juddu ba rafetul dëgg la boo ko doonwul mayuñu la ko ñu jekki-jekki la gis rek nga daal di am na looy jëfe yàlla nag mooy maye waaw waxuñu wërsëg de wërsëg ñëpp ko am mais alal lañ wax ñëpp am wërsëg mais ñëpp nu ñu amandoo alal léegi rek jamono ji moo toll foo xam ne ñi dañuy wutee noo xam ni dara jaru ko fi mais li nga wax sànq lu am solo boo nee sénégalais rek deru sénégalais yëpp yàqu na te boo demee Europe gis leen am na ci ñuy liggéey waaye am na ci ñoo xam ni wallahi doo bëgg a nekk sax sénégalais ndax nañ fay jëfe jërëjëf Alaaji Sala Bigué mu waxaat encore une fois loo xam ni yaakaar naa ni jar na ñu bàyyi ci xel ñu jàll ci 14 millions de problèmes ak madame bi nga xam ni moo yor ay solution
Badji solution nag laa xaw ma ndax yow yor nga solution yi nee nga dérive sur le net le mal au bout du clic. waaw solution yi moom aram dinañ ko indi mais balaa ñu koy indi rek nekk na loo xam ne temps yi moom bëri na trop fii ak ay weer yi ñu génn yi yëpp chaque jour ñu gis ni am na benn ñaawteef boo xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci li nga xam ne mooy internet bi. gis nañ fi ay vidéo yoo xam ne ay nit ñoo doon wax ñu jël ko dugal ko gis nañ fi ay liste xale yu jigéen yoo xam ne dañu ne ay ñaawteef la ñuy def chaque jour ñu dégg benn histoire bu bees mu mel ni léegi ñun xamatuñu sax ñun bal Sénégal la ñu nekk parce que loolu lu bees la loo xam ne dañ ko fee dégg alors que autant amu fi woon te gis nañu sénégalais yi ñu ngi koy ñaawlu loolu d'ailleurs sax def nañ ci benn reportage ci li nga xam ne mooy askan bi dañu déglu ñoom lan la ñu xalaatee li ni mel dellu si waat ci plateau bi. gis nañ ne développement technologique bi dafa ñëw d'un boom alors que nit ñi jotuñu jàng naka la ñuy utiliser réseaux sociaux surtout nouvelle génération bi à part jumtukaay bi yan information lañ ci war a xam yan information lañ ci war a dugal foog naa jotuñu ko jàngal xale yi te technologie bi dafa leen jiitu par rapport ak éducation bi. en fait man WhatsApp groupe man daa affaire diine bi moo ma gën a ñor mais Facebook bi tamit affaire diine bi loo xam ne amaluma njariñ moom jaruma si perte sama temps yo wax ju ñaaw jëf ju ñaaw musut am ci sunu jamono. on t'envoie des messages yoo xam ne dañuy jël par exemple ñu jël benn ku mel ni man bind dara si moom ne Ibrahima lii la Ibrahima laa la ala ko loolu du si dara. ka yar ñàkk a yar ku ñu nekk boo amee ka nga am boo ko yaree rek du dem ci yooyu xale bu tuuti du dox di wax yu ñaaw ci mbedd ba di ko def. Sénégalais yi franchement amatuñu sutura yar gi moom amatul parce que ñun bi ñuy nekk booy fii si koñ bi ñemañu woon def yenn yi. bon seulement nag bon technologie bi temps boobu amul waa mais nag même su amoon sax ñun suñuy parents yi dañuy yaroon. seen jukko la ñoom seen jamono la wàññi de suñu jamono amutoon ndax yaroon nañu suñuy doom. ku nekk daal na nga am sa dignité bopp bañ a jàpp nit ki di ko toroxal di ko waxal loo xam ne vraiment rafetul. jërëjëf Awa yaakaar naa kàddu yi leer na waaye it ñu bañ a fàtte rek ne internet moo développé xëy na moo tax tey ñu àgg ci level bu mel nii. waa xëy na mais comme ni ñuy waxee rek internet bi am na lépp boo ci bëggee def lu baax mën nga ci def lu baax waaye it boo ci bëggee def lu bon mën nga ci def lu bon te nit ku nekk da nga war a am royukaay que mu commencé yow ci askan bi nga bokk nga xam ne man ci askan bi laa bokk doomu diw laa am na yenn yoo xam ne dama ko war a bañ am na yenn yoo xam ne dama ko war a def boo génnee ci loolu nga xam ne ci dëkk bi laa bokk man am na ay sama maam yi fi nekkoon lii la ñu doon doxalee dañ ko war a doxalee ba pare ñu nekk ci Sénégal mun nañ ne 99% ay musulman lañ même bu fekkee am na ay chrétien am yeneen ñoo xam ne ñu ngi topp ci seeni diine dañu war a am royukaay ci ku nekk diine goo xam ne moom nga gëm te ñun nag vu que fii 99% ay musulman lañ du ñu def lu dul dégluwaat élément bi nga xam ne jot nañ koo def ak ki nga xam ne mooy oustaz Mouhamed nekk fii ci kër gi lu mu wax ñu déglu ko dellusiwaat ci plateau bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ni man satara musliman satarahu llahu fi dunya wal axira ku sang sutura ab jullit yàlla subhanahu wa taala sang la sutura àdduna ak alaxira loolu benn wàll la ñaareel ba moo di ne nit ñi dañoo war a xam ne saa boo wéeteeg nit mu wax la dara xamal ne jox na la kóllëre goo xamante ne danga ko war a sàmmal te kóllëre lu ñu war a sàmm la da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñu jàngal ci sàmm kóllëre moo di ne tey su ma doon wax ak yow ma wax la kàddu nga gersu le fait que gersu gi nga gersu rek mooy ne kàddu yi nga may wax fi mu toll nii gàll nga ko sama loos dama la ko war a dencal kóllëre la goo xamante ne danga ma kaa dénk dama la ko war a dencal kon suñu demee tey jii nii ba penc mi ñu ciy weerante li nga xamante ne mooy awra di ci weerante li nga xamante ne mooy sutura dafay wane que ne nit ñi xamatuñu seen bopp ñoo dem ba gën a yées ci seenug doxaleen li nga xamante ne moom mooy bàyyi may doomu aadama ci kaw suuf nekkul lu bon boo ko xamee danga ko war a génne ci biti di ko siiwal lu bon dara gënta gaaw ci xeex lu bon ci dëgg ci sa tànk dangay gis nit ki dafay jot benn audio mu wóor ko ne audio bi amul lenn lu muy jàngale ci lu baax ci dara mais mu jël ko tasaare ko te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay ne képp koo xamante ne moo wesaare lu bon kon moom mooy gàddu bàkkaar woowu ak bàkkaaru képp koo xamante ne moo si jot loolu liñ ci mën rek moo di ne fàttali nit ki yëngalaat éveillé waat
ku mel ni oustaz Mohamed Diop joxe na une partie ci loo xamante ne mën na indi saafara ci li nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku si toile mais comme ni ma ko waxee sànq en off the record bëgg naa ñu dellu si ndax lii solution la ndax tey dañuy gis tamit sax ñoo xam ne ay prêcheurs lañu. nekk ci internet bi di animer ay émission des fois ñu utiliser ay kàddu yoo xamante ne xale yi am nañu accès si internet bi te yaakaaruma ni loolu dina yeddaate. waaw voilà Aram comme ni nga ko waxee rek bokk na ci li nga xam ne yaakaar nañ ni buñ koo jëfee war na mën a indi solution parce que moom mi ngi wax nit en tant que une personne am na loo xam ne waroo ko di ko def ñaawteef yow balaa ngaa xalaat teg ko nit yow si sa bopp da nga war a xool peut-être bu ñu la tegoon ci place boobu nan nga ko war a mën a defee parce que mi ngi wax tamit en tant que ci côté spiritualité muy wax ñuy bàyyiwaat suñu xel ci loolu xam ne ñun am na lu ñu gëm te fii li ñu gëm waruñoo mën a doxee dara loo xam ne wuute nag loolu mais tamit tey ci solution yi ba tey gis nañ ni temps yi am na fi li nga xam ne du temps yi sax parce que yàgg na fi commission des protections de données personnelles ñu koy woowee waa CDP ñoom jotoon nañu teg loxo li nga xam ne ñenn ci ñi nga xam ne ñoo doon divulguer liste 232 filles yi nga xam ne dañu waxoon ni ñooy def ay ñaawteef ñi naan du dëgg la du dëgg waaye comme ni ñu wax suñu réew bi moom yoon bi dañ ko ñi nga xam ne mooy droit dañuy def ay liggéey bu rafet ba tax na ñu jàppoon ñenn ci ñu doon def loolu ba nga xam ne nemmeeku woon nañ ñi ay étudiants sax ñoo ëppoon ci ñu doon divulguer li nga xam ne mooy loolu bu ñu jógee ci loolu am na fi tamit waa division de la protection des données personnelles ñoom ñi ngi ko créé depuis 2008 mais peut-être nit ñi ñoo ko xamul bu baax bu fekkee tey am na lu ñu la waxal ci li nga xam ne mooy wàllum internet wala divulguer nañ say données personnelles am nga droit dem ci ñi nga xam ne mooy ñoom waa division de la protection des données personnelles déposer fa plainte soo fa déposer plainte ñoom nag dinañ topp li nga xam ne mooy ñaawteef yooyu ñu ko def wala ba dem ba teg leen yoon te bu ñu leen tegee yoon am na ay daan yoo xam ne dinañ leen ko teg pour xamal nit ñi ne loolu ku mu dal mun nga dem ci ñooñu approché leen dinañ la ci toppatoo mais tamit ñiy éviter di partager yenn vidéo yi parce que tey bu fekkee dafa am ay jafe-jafe yow nga partagé ko keneen partagé ko yoon tey bu doon jàpp ñi def ñaawteef yooyu day dellu si waat ci ñooñu ñëpp nga xam ne partagé nañ li ni mel dimanche bële passé gis nañ ni tamit adopté nañu benn loi ci biir loi bi am na ci article 27 buy wax ni léegi dañuy lëkkaloo ak ñi nga xam ne mooy ARTP ak ñi nga xam ne mooy réseau yi fi nekk Expresso Orange Tigo benn bu mu ci doon waaw maa leen opérateur de téléphonie merci ma tudd leen fii si télé léegi ñooñu bu amee benn problème boo xam ne am na ci liy circuler ci wàllum internet bi dañuy lëkkaloo ak ñoom ba nga xam ne dañuy wàññi vitesse bi débit bi net bi ba nga xam ne ñu ciy mën a accès ci information yooyu du mën a am ba pare bu amee benn problème rek ñu dimbal leen ba ñu teg loxo ñi di def ñaawteef yooyu. Très bien comme ñu ngi fee ak maître ma demee ñëw si benn aspect rek dérive sur le net au-delà des vidéos ak yenn audio yi circulé saaga yeeg ñoom seen si la bokk te président Macky Sall génnoon na fi fan yee daal di jël ay dispositions pour dire maintenant que dérive dootuñu ko toléré ti ndax yaakaar nga ni loolu tey mesure lay doon pour mën a dissuader ñeneen ñoo xamante ne tey il serait tenté pour def lu ni mel. waaw wax na ko sànq am na loi bu ci loi bi boo ko seetee am na lu baax am na wante boo ko jàngatee maanaam sànq ñu ngi doon wax ak yelleefu doomu aadama nga bu ñu waxee ne violation des droits de l'homme dañuy dal di jàpp ni rek état mooy noot nit mais boo xoolee ci société sénégalaise violation des droits de l'homme yu ëpp yi du état ay sénégalais ñooy violer ay droits wu yeneen sénégalais. D'accord. Parce que comme nu ñu yaree ci suñuy jikko comme ni mu ko doon waxee waxtaanu biir kër day des biir waxtaanu mbedd nekk ci waxtaanu mbedd fii ci liñ fi gis utilisation yu xarala yu bees yi moom mooy da ngay am confiance ci nit wóolu ko ngeen waxtaan ñeneen jaar wala seen relation soppeeku ñu utiliser ko état nag rôle am moom mooy préserver nit que sa àq ak sa yelleef kenn du ko jalgati muy nit muy état loolu bu loi bu mel noonu amee mu ngi mel ni mbirum médicament yi wax ngeen ko sànq institution yi am na léegi foog mu am benn politique pénale li nga xam ne loolu mooy mën a tax ñi nga xam ne seen xel nekku fi seen xel dellu si c'est-à-dire bu ñu gisee yenn ñaawteef yi foog bu ñu wonee exemple suba loo mën a mere nit doo sañ nga contrôlé
donc loolu bu ñu ko jàppee mën nañ jàpp ni côté boobu avancé la. mais foog bu am politique pénale bu koy dooleel bu koy accompagner. merci monsieur Tine ñuy remercier également Awa Badji ci problème bu am solo boobu nga xam ne yëkkati nga ko day yaakaar rek ne dina am taneef ci fan yi ñoo xam ne ñu ngi koy jëm gannaaw ba ñu adopté loi boobu noonu ñu jàll ci beneen événement boo xamante ne sànq maa ngi ko doon wax si ndorteel li ak présidente mouvement dooleel nos maris enseignants mu nekk Modme c'est ça ak waaw Dieynaba Wade ñuy waajal benn rassemblement bu mouvement boobu dooleel nos maris les femmes des enseignants en front. lu waral ngeen jóg ne yéen it da ngeen di taxaw ci ginnaaw seen borom kër ngir jàppale leen. waaw merci Ndeye Aram mouvement bi ñoo ngi ko créé depuis le 28 avril passé loolu des moments de grève le 28 avril 2018 lañ ko créé parce que dañoo gis ni suñu borom kër yi sonn nañ trop te ñëpp ko xam ndax xam nañ ni ci àddina la ñuy wax képp ku tekki ak képp ku am xam-xam jaar nga ci loxo jàngalekat. parce que même boo jaarul ci école nasaraan yi boo jaaree ci daara ji sëriñ boo fa nekk enseignant la yow mii tey du journaliste bi ki tax nga taxaw fii di présenter émission bi macha allah kooku enseignant la donc enseignant kenn amul fayam léegi ñu xam ni suñu borom kër yi dañoo sonn gis nga da ngeen di gis enseignant yi ni ñu mel ci classe yi noonu lañ mel ci kër ga amuñu intimité ak ñun parce que dañ ciy gis tey ku ci mel ni tey professeur bi bu wàccee mu ngi corriger ay tonnes de copie parce que enseignant doo yor benn classe da ngay gis enseignant boo xam ni classe bi ay 60 et quelques élèves te amul en Europe maître xam na li may wax parce que Europe da ngay dugg ci benn classe ay 30 moo ci am très bien te enseignant bi da ngay nekk à l'aise mais fii nii au Sénégal c'est pas le cas boobu muy première solution enseignant bi sonn na ci école ba sonn na ci kër gi ba pare tamit waaw si parce que ñëpp ci lañ bokk ba pare tamit mënuñu concevoir ñu ne lan moo tax à chaque fois état bu signé accord ak suñu borom kër yi rek du ko respecté léegi ñun nag ñu jóg ne yow mbaa du indemnité de logement bee tax ngay wax te yokkoon nañu temps yi 15 000 tu sais pourquoi parce que créé nañ ko avant les indemnités avant ñuy signé accord ba ñuy d'accord looloo tax ñu ne ñun kat nag nañ jóg te jóg dafa jot parce que xam nañ ni sans la femme dara du dox jigéen am na lu mën ci àddina parce que yàlla moo ñu ko mooñaaleen macha allah moo tax ñu ne ñun en tant que épouse des enseignants non syndicale amul yow mii tey sa jëkkër di enseignant bokk SELS wala mu bokk SEMS wala mu bokk SEN wala mu bokk syndicat des arabisants amul l'essentiel na nga nekk jabaru jàngalekat képp kuy jabaru jàngalekat rek yaa ngi ci biir waaw incha allah di woo ñëpp nag non si looloo tax nag mouvement bi dafa war a yaatu parce que amul syndicat bi dafa rek moo ñu tax a jóg fa seenee taxaw rôle de modératrice te duñu jàppale suñu borom kër yi rek yam ci de dañuy dugal suñu loxo ci biir école yi parce que jàngalekat école mooy léppam ci la teraangaam ne macha allah ci lay tedd boo dugalee sa loxo école rek suñu njëkk day fier tey yow ñoo ngi lijjanti ay partenaires te yàlla na def mu sotti te ñuy ñaan yàlla ñëpp jàppale ñu tey bu ñu ko indee tey école bi nekk ci seen côté fii tey bu ñu ñëwee woo waaye école bi comité bi bu ñu toogee ba ñu ne tey kat moo dem ñoo jël benn ordinateur bii jox ko école bi loolu fier la ci enseignant parce que même sa jabar bu ci bokkul kat di nga ne samay jabar ñoo def lii parce que mouvement dooleel nos maris enseignants la ñu wax moo dem les épouses des enseignants. kañ ngeen fas yéene def rassemblement le 8 incha allah ci kattanu yàlla. à la poste def Sacré-Cœur 3. waaw fa lañ koy defee. mais enseignants yi j'espère que dina ñëw duñu bàyyi soxna yi rek toog fa. non parce que ñoom tamit ñoom dañ ñuy dooleel waaw ñoom dañ ñuy dooleel depuis lors on a confectionné nos cartes membres par nos propres moyens. carte membre yi nekk ni au-delà de rassemblement bi da ngeen prévoir tamit def yeneen parce que ñaan ñu yàlla yem fii rek partager carte membre bi moom ñu ne déetawaay ñu defar suñu propre lacoste comme yow tey boo bëggee lacoste da ngay fay lu ñu koy jaayee pare parce que ñu am moyen parce que amuñu moyen lu carte yi di jar carte yi 1000 francs lay à nos maris nous vaincrons carte yi 1000 francs lay jar les lacoste c'est à 3500 francs unis à nos maris nous vaincrons jënd leen ci carte yi loolu lañ def joxal ma Père Sala moom dina jël yu c'est le 8 on lance un appel à toutes les épouses des enseignants. Merci beaucoup. Toutes les épouses des enseignants ak képp koo xam ne yaa ngi contribuer ci système éducatif bi ñoo ngi lay woo particulièrement nag waa G6 les secrétaires généraux ñoom lañ ciy njëkkee parce que ñooy suñuy parrain. Très bien. parce que may ma. quelques secondes des na beneen événement waaw parce que on a rencontré tous les G6 ñu pare ñu ne G6 rek duñu ay enseignants ñu rencontré le syndicat des inspecteurs sciences ñoo ngi may dégg ñu pare ci ñoom dem les intersyndicales pare ci ñoom dem les centrales gis nañ Mody Guiro gis nañu Cheikh Diop gis nañ aussi tam Elimane Diouf parce que ñoom gis nañu ñuy def ci système bi kasee ñu ñoom merci Dieynaba Wade fii daal la bëgg a defee discours am pour rassemblement boobu te mu war a nekk le 8 xanaa bëgg ñu ñëw aussi dem fekk la fa
te inchallah da ngeen di ñëw. rédaction dina ñëw inchallah couvrir ndax dañuy ree d'accord mais au moins c'est intéressant te nekk na loo xam ne c'est innovant pour ay jigéen jóg ko jàppale seen kër xëy na buñ ci noppee waa Sytjust ak ñoom seen ku ci nekk pour seen xeex mi dox wala ànd gësam soxna yi dinañ jóg jàpp ci ñoom it pour mu am saafara beneen événement bi waa ARCOS bu Guédiawaye la les artistes sur scène seen présidente di Aïda Ndiaye ñoom it am xew-xew bu ñuy waajal. waaw asalaamaaleykum Ndeye Arame. yéegalal ma tuuti micro bi. maa ngi lay nuyu di nuyu ñi fi nekk ñëpp. waaw di jiital nuyu président Fall di jaale kilifa gi di fi génn di ko ñaanal yàlla. di wax ne ñun ay artistes lañu. bokk ARCOS bu Guédiawaye. te ku ne xam ne dëkk yi yëpp dañuy am chaque année ay festival ñun ARCO pourquoi pas section féminine bi ñun ay jigéen lañu. nañ def suñu lancement au festival le 7 décembre fële ca Nimzat incha allah ci kàttanu yàlla di ci woo àdduna yëpp. lan mooy programme bi. programme bi festival la ñuy def. waaw ndax chaque année dañu doon def match football. comédiens yëpp dañuy ñëw ak comédiennes yi. donc région yëpp dañu doon ñëw gis ay pièces théâtrales loolu laa doon xalaat wala dafa am yeneen yoo xam ni waajal ngeen ko. non cette fois-ci nag nekkul ay pièces rek ngay gis ndax boo gisee ñu wax loolu. région yëpp dañuy def ay festival chaque année. d'accord ñëpp xam nañu bu Guédel moo fi jiitu festival du rire am na fi donc région yëpp dañuy def mais Dakar musul am festival. ñun nag Guédiawaye ren ñu ne ñun dañoo bëgg a def festival. lancement wu festival bi mooy la 7. yaa ngi may dégg. la 7 waaw. incha allah fële ca waat naan Nimza. yow dinañ la boole kenn. waa nag àdduna amul solo ñun section féminine bi ñoo ko organisé. section féminine bi nag bëri nañu. mais sooy seet ñaar ñaa ngi si suuf ku mel ni Fatma moo yor wàllu communication bi. ak suñu trésorier. ñun jigéen ñi ñoo jël ay engagement pour def ko. lancement wu festival bi la ñuy def samedi la 7. incha allah te samedi ku fa ñëw la 7. di nga xam datu festival bi kañ la ndax Dakar mosul am festival. culture ci dëkk bi la bokk. ñun ci dëkk bi lañ bokk. dëgg la dëgg neexul. kon àdduna amul solo bàyyi ma rek aram ma dem. incha allah bu bàyyi la ba 7 le 7 incha allah dinañu dem gisee ko waa ARCOS bu Guédiawaye. di ci profité rek di nuyu ak di rafetlu liggéey bi nga xam ne ARCOS yi nekk ci yeneen gox-goxaan yëpp ñu ngi koy def ci biir dëkk bi. ñu jeexalee rek ak ki nga xamante ni moo di. maître ñu bàyyi la rek nga tàggoo. ak quelques minutes bàyyi ma manit ma tàggoo ak après ñeneen ñu jëlaat la maître tàggool en quelques minutes rek ñi rafetlu également présence am fii ci plateau bi. waaw man maa ngi leen di dellu di jaajëfal ci dalal bi ci invitation bi question yi laaj yi am na solo parce que au moins permettre nañu ñu waxtaan ak sénégalais yi. d'accord question yi ngeen soulever mooy question yi nga xam ne moom la sénégalais yi war a soulever depuis seen salon. Et que je suis ravi que ñu échanger même bu dee peut-être. Pape Ousmane dafa la. dënnu xaw na jóg loolu Sénégal mu ñu ñor moo ñu ko jaral. merci. loolu daal laay rafetlu aussi boo nga permettre ma wax ci artistes yi. parce que ñun benn pàcc suñu programme lañ am nañ statut de l'artiste. mais aussi jigéen ñi maa ngi leen di sargal parce que comme nu ñuy wax boo bëggee xam niveau wu développement wu benn dëkk. xoolal dundinu jigéen ñi foofu. wasalaam. merci beaucoup Père Sala dañ lay ñaan avis du jour bi ndax Fatou Bintou ngi sama nopp yi di wax rek nee na journal bi léegi mu ko